TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk. mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellusiwaat nañu ak yéen ci quartier général ni ñu koy defee guddi gu jot tey itam ñu dellusiwaat waaye profito ci gërëm leen yéen ñi nga xamee ni biik yéen a fanaan ak ñun ci télévision Futur Média ngërëm gi nag ñeel na Gana Messere ak Khadim Kébé quartier général bi am démb sénégalais yi rafetlu ko àddina wërngal képp àndoon ci ak ñun defe naa tey bu ñu dellusiwaatee yoon la ñu gërëm invité yi fi nekkoon waaye yéen ñi nga xamee ni itam yéen a àndandoo woon ak ñun ba xaajo guddi alors tey ñu dellusiwaat comme d'habitude ci quartier général bi njëkkee ko ak téléservice bi di partie bi nga xamee ni mën na leen a soxal dañu koy njëkkee ak xibaaru jaww ji di prévision yu suba yi donc suba nar a tombé ak dimanche tableau baa ngi nga xamee ni ci la ñu sukkandiku pour xool dëkk bu ne ñaata la nar a yeewoo ci wàllu température 20 degré Dakar di yeewoo suba Saint-Louis nar a yeewu ak température yu toll ci 18 degré Podor 21 Linguère 21 ak Diourbel 21 degré Kaolack 22 degré Ziguinchor 22 Kolda 25 Matam 27 degré Tambacounda 28 Kédougou 28 degré bu ñu demee nag ba ci ngoon gi thermomètre bi mën naa yéeg ba maximum bi météo di ñu xamal ni mën naa toll ci 44 degré boori Matam mën na wàcc nag tuuti ba 43 degré boori Tambacounda ak fi nga xamee ni moo di Kédougou wala Kolda plutôt ndax Kédougou moom dina yendoo suba ak température yi nar a toll ci 42 degré bi météo prévoir Kédougou moom la nar a seetlu fi nga xamante ni moo di Linguère quant à Diourbel dina yendook 41 degré Kaolack 42 Ziguinchor 39 Kolda 43 Dakar 25 degré Saint-Louis 29 degré Podor 21 degré bu weesoo température yi mën nañu jàll ci géej gi baaxee leen d'abord waxtu marée yi alors marée haute bu njëkk bi météo dina ko seetlu tey ci guddi gi bu 1h du matin jotee exactement 1h06 bi ci topp daañu ko am ëllëg ci diggu bëccëg gi exactement bu 13h29 jotee lu jëm ci waxtu marée basse yi bu njëkk bi ci fajar gi la koy seetlu bu 6h46 du matin jotee waxtu marée basse bi ci topp 19h49 la bu ñu descendee ba tey ci géej gi mën nañu leen baaxee waxtu yi nga xam ni moo gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi ci fajar gi lay doon diggante 6h26 jàpp 8h26 lu ko mooy ngoon gi mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi diggante 18h46 jàpp 20h46 jant bi du biddanti météo mu ngi ñuy xamal ni dina xëy bu 6h40 du matin jotee nara tëri guddi gi bu 19h38 jotee. ñuy gërëm bu baax service national météo ci xibaaru jaww ji nga xam ni guddi gu jot dañu koy baaxee ci quartier général bi li ci topp di taux de change bi mën nañu leen ko baaxee bu ngeen bëggee wecc CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique ci tableau bi nga xamee ni dañ ci sukkandiku pour baaxee leen ko alors ñu wan leen tableau bi muy taux de change bi. $1 ñoo ngi koy weccee 585,397 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 744,189 francs CFA un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 84,8444 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60,4006 francs CFA one dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,7881 francs CFA ñu jàll ci beneen tableau ngeen mën cee sukkandiku bu weesoo devise bi wax naa ko Sénégal dëkk tukkikat la donc loolu mooy li ngeen mën a wecceek CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi waxtu julli yi suba fajar julleem mu ngi toll ci 5h22 tisbaar daañu ko julli 13h07 takkusaan 16h28 la ñu koy julli timis 19h38 la ñu koy julli gée daañu ko julli 20h48 oustaz yi xam naa ku mel ni oustaz Pape Anne émission démb bee ko jàpp ba waxuma biddanti rek tey on le verra pas pour mu jox ñu li nga xamante ni moo jëm ci naafila yi waaye ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fi ba ci kanam bu ca kanamee daañu recevoir ki nga xam ni
ni mooy Aliou Sall di maire bu Guédiawaye kilifa gi mu doon digganteem ak président Macky Sall politique ak yeneen di ponk bokk na ci li ñu nar a waxtaane ak moom bu ca kanamee Babacar Fall ngi fi Chérif Dia mu ngi fi Naata Mbaye mu ngi fi Dieynaba Seydou Batal ngi fi ak ki nga xam ne ni mooy Aïssatou Paye Fall Awa Gaye itam la ñu nar a àndal bu ca kanamee ci li nga xam ne ni moo di ndogu yi fàttali leen ni mën ngeen a commenter wala bokk ci jotaay bi ak hashtag bi di QG 2019. ñi ma bokkal plateau yi ñuy téléspectateurs yi comme ni ñu koy defee guddi gu nekk depuis ci début koor gi quartier général daf fi nekkal pour téléspectateurs mais surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci toile bi ci internet bi hashtag bi QG TFM 2019 wala QG TFM. loolu boo demee Twitter la boo demee Instagram da ngay def @GFM SN boo demee Snap da ngay def @GFM-du de Sénégal numéro téléphone WhatsApp bi 77 393 96 34 wala nga suñu yeneen support yi nga xamante ni mën nañu ko suivre ci mel ni IGFM di www.igfm.sn wala ñu def www.kingfm.sn actuellement ñu ngi fay jop quartier général en temps réel 99.4 la wala nga seetaan li nga xam ne mooy quartier général ci sa téléphone portable ak application bi di GFM et vous nga xam dafa disponible ci Apple Store wala Play Store Pape Cheikh. donc ñu ngi xaar seen ay commentaires tey nag ki ñuy recevoir bokk na ci kàngam yi nga xamante ni li ñu leen di waxtaanee ci dëkk bi defe naa bëri na dinañu ñëw ak moom bu ca kanamee ci ay laaj yoo xamante ni waajal nañu leen ko mais fàttaliwaat leen ni suukaru koor yaa ngi tege ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 99 80 wala 88 628 72 86 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi donc lii ay enveloppe yoo xam ne ni bu ci nekk def na 50 000 yéen a ko moom ñu ngi leen di xaar fii ba quartier général bi di jeex ngeen mën ko seetaan en direct ci télévision Futur Média ci King FM 99.4 ak it ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi alors Babacar Fall ñu ngi lay nuyu maa ngi koy wax sànq bu ca kanamee dinañu am Kylian bu baax comme d'habitude. waaw koo xam ni gannaaw ba mu nuyoo ñëpp kàddoom taxu ko bëri lool. maire Guédiawaye bi naqari invité ci émission. xam naa ci dara kon bu ca quartier général jotee. am na gan gu mag. te itam tolluwaay jamono. bëri na ay ponk yoo xam ne waras na ko mën a waxtaan ak moom ca kanam. mu ngoog bu ca kanamee donc dinañu fekk si ci plateau bi et je reste convaincu que Chérif Dia même avis bi nga yor il paraît que ku jafee ñëw la ci jotaay yi wóolu nañu ko ci jury bi ba sonn ñëwul ñu jugé ko. li ci paradoxal mooy c'est un journaliste de formation. ah en plus. waaw xam ñu moom Babacar xam na daara jël même promotion que Mamadou Ibra Kane. en plus même classe donc c'est si la génne donc ñun moo ñu jiitu ci école ba xëy na dina ñëw ndax pourquoi un journaliste avoir en parole. yoo xam naa bu ñëwee incha allah dina ko leeral. loolu mooy daf leen xam daf leen miin donc. oui donc c'est ça oui c'est ça donc ñu am mbégte kon di ko dalal ci plateau bi di nuyu mbokk téléspectateur bi Pape. di rafetlu ànd beeg télévision Futur Média. mu ngoog donc on va retrouver notre invité dans quelques minutes ci plateau bi naata yow it ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi xaar invité bi comme Chérif ak Babacar ni ñu ko waxee journaliste la de formation mais d'habitude dafa xaw a discret daal. effectivement Pape Cheikh ginnaaw bu ma la nuyoo nuyu itam ñëpp ñu bokkal plateau bi di nuyu ñëpp ñuy seetaan quartier général muy Sénégal wala biti réew ni nga ko waxee noonu la. Aliou Sall jafe na ñu koy dégg. xam nga ni at yi weesu yëpp bëri na ay mbir yu ñu soulever. jëmale ko ci moom que ça soit moom ci boppam wala digganteem ak président Macky Sall wala politique de façon générale. yéex na cee tontu am na yoo xam ne tontu na ci yoo xam ne tontu wu ci Babacar mi ngi koy wax demoon na grand jury tey tamit dinañ ko dégg kon ñu am yaakaar ni xañ na. lépp li Sénégal yi bëgg xam ci moom ci actualité yi weesu yëpp tey dinañu ko leeral xam na ne ay journaliste la fi fekk si moom tam journaliste la xam na ne journaliste moom ku jàkkaarloog moom daf lay laaj nga war a tontu. ngir nit ñi mën cee jëriñ. mu ngoog et puis Dieynaba Seydou Ba dinañu waxtaane aussi Guédiawaye dëkkam. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu aussi ñoo bokkal plateau wax nga ko dinañ waxtaanee ak Aliou Sall maire bu Guédiawaye dëkkam. mais surtout li nga xamante ni loolu la jot a réussir ci commune bu mu jiite ak li nga xamante ne fa la lajj. bokk na ca nag ci li nga xamante ni moom la ŋànk ne du ko bàyyi.
mooy wàllum éducation peut-être tey dinañu wax lan moo tax mu bëgg mbirum njàng ak njàngale kon ci kanam incha allah danañ ko rek daal di poser yenn xeetu question yi ni mel mais surtout li nga xamante moom moo ñu gën a ñeel mooy mbirum littoral bi nga xamante ñu ngi koy caxat-caxatee foofee ca Géejawaay lan la ci rek daal di xalaat. mu ngoog loolu di lu am solo Dieynaba Seydou Ba ak ki nga xam ne moo nar a doon ganuk quartier général encore ñu ngi leen di gërëm ci message yeeg encouragement yi ak ñaan yi du Sénégal rek Gambie sax jot nañu fa ay yóbbante ñu ngi ci profito di ndokkeel première dame bu Gambie di jigéen ju baax gis nañu action sociale yi nga xamante ni moo ngi koy def ci dëkk boobu heureusement ba télévision Futur Média ambassadrice su Gambie bi moo di Awa Gaye suma Awa Gaye ñu ngi lay nuyu maa ngi tooñ léegi te loolu defe naa mën nga ko dëggal nii ñu defee social fii Sénégal noonu la bu weeru koor jotee waa Gambie di génn di def maa ngi gërëm léegi première dame bi di nit ku baax koo xamante ni fan yëpp ñu ngi seetlu ni mu ngi dem di joxe ay ndogu di joxe ay ndimbal donc ambiance bi am Sénégal ci weeru koor même ambiance bi moo yàgg a am Gambie suñu dëkk. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi li nga wax loolu la Gambie dafa nekk dëkk boo xam ne dañuy faral di njëkkante si li nga xam ne mooy tiyaabo surtout si weeri koor te ki nga xam ne mooy the first lady Fatoumata Bah Barrow man lu ma gën a neex ci lu muy def mooy néew di doole yi nga xam ne daf leen di jàppale surtout xale yi weeri koor mu ciy profité bu baax a baax di dem fu nekk nag di leen jox li nga xam ne war na ko def ci koor foog because moom moo nekk the first woman the first mother liñ naan mooy waaw mooy ndey bu njëkk mooy yaayu Gambie yëpp su ko defee lu war la su ko defutee tamit daf ko war a def yàlla def nag mu di ko def ak ñeneen nit yoo xam ne tamit weeri koor dañ si profité bu baax a baax pour am tiyaabo bi nga xam ne ñoom pour ñoom dañ ko war a def daal Pape Cheikh kon mi ngi noonu voilà donc loolu dama ko bëggoon préciser ak sunu xarit yi ni Gambie ak Sénégal yëpp benn la donc li ngeen fii gis rek ngeen di gis Gambie loolu itam la ñuy gis Mauritanie parce que ñaari dëkk la yoo xamante ni tout le temps damay tooñ naan boo fa demee dafay mel ni télévision Futur Média mooy seen chaîne nationale donc Gambie actuellement ñu ngi seetaan télévision Futur Média moo tax ñu ibbee ak ki nga xamee ni moo di première dame bu dëkk boobule jot na def nag ay action yu am solo yoo xamee ni ñun nii jot nañu yóbbanteem donc ay endroit yu am solo yu muy dem moom première dame first lady bu Gambie di Fatoumata Bah Barrow donc xam naa ni ngay defee sama ndogu Sénégal balaa koor gi di jeex di nga def sama ndogu ak benn kilifa bu nekk Gambie Awa incha allah loolu moom yow laa koy teg sa loxo waaw dama koy teg sa loxo rek incha allah ma dem Gambie def fa sama ndogu ak benn kilifa why not ñu dem def sama ndogu ak the first lady of the Gambia mu def sama ndogu Gambie ak Sénégal ñu ñam loxoom du noonu nañu togg loolu fii nag ci Sénégal ñooñu sax attiré nañu attention wu Aïssatou Paye Fall ay ndogu solidarité yu exceptionnel mënoo lim ñëpp parce que boo limee ñëpp day mel ni tu te rends compte que Sénégal xale yi fi nekk yëpp a ngi def solidarité alors boo demee fu mel ni Sicap par exemple xale yi fa nekk tu as l'impression que ñoom ñëpp solidarité mooy seen life quoi tellement dañu miin action bi ci weeru koor bi. Baye Cheikh di nga ko waxee solidarité mooy seen maître mot. maa ngi lay nuyu di nuyu ñi fi toog ak ñi ñuy seetaan donc xam nga ne weeru koor weer de partage la weer d'entraide la te xam nañ ne diine gi ñu nekk lu mu santaane mooy bokk partager entraide solidarité ñoom ñu firndeel ko waa Sicap ñu def benn collectif boo xamante ne dañuy dajaloo Sicap yëpp am fu ñu tase ci benn terrain foofule ci Liberté 2 donc di fa defal ay ndogu mais ndogu yi spécialement taalibe yi la taalibe yi la ñuy jël la ñuy dajale jox leen lu ñu lekk parce que xam nañ ne taalibe yi saa su ne ñu ngi ci mbedd bi ku nekk di dox di dem di jël loo xamante ne boo ko yelwaanee ba pare peut-être que boo leen demee ceeb beeg suukar seeg yooyu li ñu leen di jox moom ngeen di togg ngeen ndogoo ko mais nag ñu ne dañ leen bëgg a alléger loolu ci weeru koor gi dañuy jël taalibe yi dajale leen togg ba mu baax jox leen lu lekk et comme li ma lay wax rek mois de solidarité mois d'entraide mois de partage surtout gune yooyu nga xamante ne defe naa ne seen place du ci mbedd mi donc collectif bi def lu am solo mooy maanaam daal dajale leen te loolu sax day dalal xelu xale yi parce que defe naa ne ndaw ñi bu ñu nekkee suba ba ngoon
di daw xëy na yenn saa yi sax duñu am loo xamante ne moom la ñu war a ndogoo ñi ay mbiskit lañ leen di jox ñi ay tàndarma jox leen weccit bu sew bu ñu toogee dajale dem si fi ñu nekk pour joxe ko peut-être que ñenn ñi sombi la ñuy def ndogoo ko wala leneen mais dañ leen di jox ndekki dafa leen mburu dafa leen meew ñu naan ñi chocolat dafa leen reer bu baax ñu lekk ba suur et defe naa ne c'est une initiative boo xamante ne dañ ko war a encourager ñoom sax dem nañu ba tuddee ko les ndogu du cœur. Ouais. Donc je pense qu'on peut regarder l'élément di univers boo xam ne ni dem nga fekk fa waa SICAP ak ay taalibe yoo xam ne ni ñoom ñëpp a àndandoo def seen ay ndogu. mooy weeru koor boole ci di joxe ay ndogu wàcc nañ fi ay kaamil fàttaliku fii seen benn xarit bu fi jóge muy doomu ñëpp muy Bira tey nag moom foog naa ne gis ngeen ni mu demee SICAP yëpp génn na wuy si ñii nga xam ne yàgg nañ fi di def lu mel nii foog naa ne buñ nee jas buñ nee joxe ndogu ci ñi ko njëkk a def fii biir SICAP la muy màgg di màgg ba toll fii kon boog ci ñoom la ñuy rafetlu seen engagement ci li nga xam ne mooy social biir SICAP di rafetlu tam li ñuy dajale xale yi ci diine xale yi dajale xale yi itam ci li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom mooy ñu jàppalante. bi mooy 9e édition alors nag buñ ma ko waxee man tamit luy suma devoir mooy ma ñëw parce que tey lu ma sumb Pape Ousmane Del mu ngi suma gannaaw kon donc moo tax ma àndat sumay xarit ku ma Mamadou Diakhaté Kempes ak Ibrahima Ndaw at ñu ñëw tey vraiment sargal leen seetsi leen ndokkal leen féliciter leen loolu moo waral tey suñu tànk yi tey. waaw ñun dañu gis ne dañu di ay ndaw nekk ay citoyen ñu gis ne dañu war a teg ay actes yi nga xamante ni dafay tax ñu doon ñu participer ci suñu réew d'une manière ou d'une autre ba pare ñu bénéficier ci ngërmande yàlla parce que lu ko gën a yitteel lu gën a tax ñu koy def tey ñu ngi dugg suñu 9e édition. buñ ko tàmbalee léegi def na 9 ans ñu àndandoo ci ñun ñëpp di ko def ba tey actes yi nag dañ ko def pour yombal dog bi ñi nga xamante ni si heure bi daf leen di fekk ci mbedd mi ñi nga xamante ni heure bi da leen di fekk si seen liggéeyukaay yi wala ñi nga xamante ni si ñu ngi ci biir oto yi wala ci bus yi loolu gën a tax ñu koy def en plus indi communion ak convivialité entre citoyens nit ñi dëkkee gox bi tey mag ndaw xale ñëpp ànd mu ngoog donc du ñoom kese ñooy def ndogu yi mais quand même kontaan nañu ci taxawaay bi waa SICAP yooyu. ndogu du cœur Baye Cheikh mu nekk rek ku nekk rek defe naa ci weerum koor gi am nga pàcc boo xamante ne war nga ko mën a def ngir jàppale ñi nga xamante ne ñooy néew ñi doole di comme ni ma ko waxee surtout taalibe yi nga xamante ne defe naa ne ku nekk ngi xeex pour jëlee leen ci mbedd bi parce que comme nuñ koy waxee tout le temps xale defe naa ne place am du mbedd donc kenn ku nekk rek war nga am defe naa chaleur familiale wëlbatiku gis ku la toppatoo wëlbatiku gis koo xamante ne wax na la wax bu neex wëlbatiku gis lekk boo xamante ne boo ko lekkee yenn ferñeent yi dina dugg sa yaram te defe naa ne ndaw moo gën a soxla loolu ngir màggam donc mu nekk comme ni ma ko waxoon rek initiative boo xamante ne dóor en pleine émission ferñeent mu nekk ki dem buruxlu tey ferñeent yàlla baax na mu nekk initiative boo xamante ne qui arrêtera Aïssatou Paye Fall franchement personne. D'accord. Voilà donc mu nekk initiative boo xamante ne rek war nañ ko gën a jàppale surtout nag ngir ndaw yi nga xamante ne mooy taalibe yi nga xamante ne mbedd bi lañ def dëkkuwaay Baye Cheikh. mu ngoog en tout cas ñu ngi encouragé képp koo xamante ni rek yaa ngi def ay ndogu di ko joxe ñëpp a ngi ci même bu dul ci koñ yi ci tali yi da ngay romb gis ni heure ndogu bu jotee dañ lay jox café jox la tàndarma loolu yooyu ay initiative yu am solo la en fait. di wane rek nekk suñu dëkk bi élan de solidarité bi daf fi rek daal di sax mais rawatina gën fi sax dàkk bu ñuy rek daal di amal weeru koor bi voilà donc am na ci ñoo xam ne ni nag dama leen di yërëm bu ma leen gisee ci koor gi mooy ñi nga xamante ni ñooy liggéey ambulant yi par exemple on a rencontré ay jaaykatu dàll yu nekk Liberté 6 ñoom li ñu mën la kenn mënul en fait naaj bi tàng xiif mar mais réewu leen daw di dóor dàqee ci limite li ñuy jaay sax du bëri noonu
mais marchand ambulant yi wax nga dëgg seen liggéey bi metti na rawatina ñi nga xamante ñoom ñooy jaay peut-être dàll yi côté Liberté 6 la peut-être je pense wala Liberté 5 mais mooy ay métiers yoo xamante ni c'est des métiers yu métti mais du leen tere koor dafay mel ni par exemple maçon yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci chantier yi xam nga ne maçon moom ku xam ne liggéeyam dafa métti mais terewul bu ñu liggéey bu métti boobu du leen tere koor kon je pense que ne que bu nekkee élément borom dàll yooyu noonu Pape Cheikh pare na ñu daal di koy seetaan. waaw fii nag man maa fi ñëw 2019 ans yegguma fi presque ñi ngi sant yàlla baax ñi ngi si gis suñu bopp. waaw fii nag yàgg na de yaa naa léegi ñu def 6 ans yi koor gi moom wax dëgg yàlla yi fi doxul moom da ngay métier rek da ngay ñëw mënoo ñàkk a yëngoog yu mel noonu ko toog di xaar ak yu mel noonu waaw waaye nag instant bi moom yëf yi doxul moom 5 heures la ñëw lal quoi xam nga mooy loolu suba gi dañuy ñëw dañuy dem xooli fan quoi ngoon maa bi dañuy ñëw lal mooy loolu noonu benn ngoon ay booy ñëwoon nañ fi di ramasse suñu bagage yi jotee feek ñun ba coow feek ñun ak yu mel noonu waaye boobaa léegi nag réglé nañ quoi amatuñ fi benn jafe-jafe la. fii moom xam ngeen ne moom fii moom kenn yoon yàlla nekk fi moom bay laa yëmi dini so ñun am magasin comme ñëpp waaye actuellement comme amagun ko nañ ñu bàyyi ñu jàppandi fii rek ba bañ am leneen rek waaw xam nga ku nekk fii Sénégal moom ñëpp ci am ñu nag président kenn na ci am ku ne la nga bëgg dëgg-dëgg jotoo ci ñu yóbboo feneen ñu jël mooy loolu mais nag nit moom boo ko daaxee fa nga xam ne fa la teranga bi nekk rek mooy loolu mu ngi yóbboo ko fenn loolu du neex voilà mu ngoog muy jaaykatu daal yi nekk Liberté 6 xëj na balaa ñuy commencé jéena ba wax nañu ci coono bi mais ñoom foofu nag dañu fay lal dafa dem ba bokk ci carte postalu Liberté 6 yoon la wala du yoon en tout cas dañ fay fees dell. dañ fay fees parce que du yoon fi ñu nekk noonu parce que foofu passage piéton la. nga xamante dañ ko fa def ay pour nit ñi di fa jaar mais gis nga ñoom dañuy créer embouteillage créer fa léegi nag autorités yi jëloon nañ décision pour jëlee leen fa léegi ñoom bañu ñu jóge zone boobu mais dañ ne pour ñu yóbbu leen foo xamante ni vraiment dinañ sentir ni foofu dañ fa mën a toog te jaay fa clients yi di ñëw ñu mën a defar seen business léegi loolu moo nekk coow la parce que jox nañ leen ultimatum ne leen jour temps moment bi dans 2 mois je pense dañ leen war a yëkkati foofu mais à chaque fois dañuy xëccoog ñi nga xam ne ñooy autorité nee nañ jóg nañu def benn collectif pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy autorité bañu ñu jóge foofu mais dañu bëgg zone bi ñu leen yóbbu mu nekk foo xam ne dina accessible pour yenn clients damay laajte rek ñoom fii est-ce que fi ñu nekk dañ fa war a ne ñoo waruñu fa nekk li ñu wax kay leer na léegi lan moo tax ñu bëgg leen déguerpir pour yóbbu leen feneen est-ce que ça c'est la responsabilité bu commune bi wala bu nguur bi pour jëlee leen fa utal leen fu ñu leen recaser parce que normalement waruñu fa nekk non fi loolu la ñu wax sax ñoom nañ ne waruñu fa nekk fi ñu nekk xam nañ bu baax ne waruñu fa nekk mais à chaque fois comme ñi nga xam tout jeune sénégalais bi nga xam dafay jógee feneen di ñëw di ñafe si dañ lay wax ne la carrément ñun dañu bëgg daan suñu doole amuñu leneen lu ñu def dañuy ñëw dem jëli suñu daal 18 à partir de 18 heures lañ fay lal jëmale juste ba 23 heures loolu lañ lay wax ci heure yi 18 heures ba 23 heures mais nee nañ ñoom fi ñuy lal noonu non seulement nit ñi dinañ ñëw ñuy jënd ko sax su mu nekk góor ak jigéen dinañ ñëw di jënd si mais foofu moo gën a dox ci ñoom seen business autorités yi nag nee xam nañ bu baax ne fi ñuy lal na gënalu leen mais bu ñu amee fu leen gënal dañ fay dem mais na nekk foo nga xamante ni dina accessible pour clients yi di mën a ñëw seen business mën a dox. mais en fait lu ñu remarqué mooy ne léegi Sénégal Dakaru Ndiaye fépp la ñuy lal. da ngay xool nit ñi amatuñu fu ñu dox. ñëppay lal même trottoir amatul da ngay gis oto yi ak nit ñi ñooy partagé tali bi donc mu nekk loo xamante ne je pense que war nañ si jóg ñu ngi wax affaire de déguerpissement ak yëpp mais je pense que les choses tardent parce que yëf yi yàgg na ba ñoom dañuy dem ba foog ne ñoom yëf yi seen moomeel la peut-être que ñii sax ñoom nangu nañu nee nañu ñoom xam nañ ne waruñu fi toog mais am na ñoo xamante ne dañ la naan carrément fi mbeddu buur la voilà ku nekk wax nga am foo mën a toog daan sa doole je pense que dañu war a jël ay matuwaay pour gën a assainir voilà dëkk bi. waaye est-ce que tamit am clientèle bi ñuy am foofu noonu dañ koy am feneen. waaw loolu itam débat la. foofu ko am feneen foofu dafa dox en fait. heure de pointe lañ fay nekk mën naa romb rek gis daal ma taxaw jël. loolu la heure de pointe lañ fay nekk te foofu xam nañu Carrefour la rond point bu mag la zone bi nga xamante ne vraiment ñëpp. waaw mais affaire bi tamit du dox naag doxul. il faut xool li yoon ak lu dul yoon waaw je pense que loolu mooy wax ji en fait loolu mooy débat bi en tout cas bon waaw. c'est que ñu am fi Alioune Sall mi nga xamante ne moom moo jiite association des maires du Sénégal. parce que municipalité yi ci encombrement bi am nañ ci responsabilité mooy ñii boo demee dañuy fay patente par exemple maire yi. juuti yooyu ñuy fay par exemple. day loo xamante ni par exemple maire yi ñoom ñoo leen bàyyi ñu ko fay def bu fekkante ni kon ànduñ ci ñu jëlee leen fi utal leen lieu boo xamante ni ñoom dina leen fa fekk parce que comme li nga wax c'est pas parce que mooy gën a jar rek mais
nit ñi moom ñoo war a dem ci marché bi mais marché bi war a fekk si nit ñi parce que fu ñu dem produit bu mën a am bu fekkente ni soxla nit ñi dina dem jëli ko je pense que bu fekkente ni bëgg nañu réussir désencombrement bi et cetera il faut que aussi ñu anticiper ci li nga xamante ni mooy site yuñ fa mën a jëlee nit ñi ñu xamante ni respecter toutes les normes su ko defee duñ mën a occuper voie publique parce que liberté c'est quand même c'est un cas. voilà c'est vrai que c'est un cas parce que mu ngi bëgg a yàgg merci en tout cas Mamadou Ndiaye Dieynaba ak rédaction bu quartier général pour reportage boobu fàttaliwaat leen ñu ngi leen di xaar pour seen ay sukkaru koor même bu fekkee dugg leen en direct bu ngeen wootee à tout moment ci ginnaaw ku ci nekk mën nañ ko jox li mu moom 88 628 22 22 88 628 04 05 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 50 000 la ñuy tàmbalee jëm 100 000 et puis jox leen ay pistes yoo xamante ni mën na doon seen korité fàttaliwaat leen ni ñu ngi àndandoo ak Ecobank alors Ecobank nag dafa jag leen yu am solo ay clientam bu ngeen demee ci seen ay points express. li mu indil ay clientam ci weeru koor bi Ecobank moo di njëgu mburu bi muy delloo ñi nga xam ne mooy ay clientam boo demee ci seen point express yu Ecobank teg ci it li nga xamante ni lu tolloog ñetti nit yu nekk bis bu nekk dañuy gagné 25 000 francs CFA yi par tirage au sort loolu nga xamante ne Ecobank indi na ko ay clientam ci weeru koor bi waaye bu ñuy utiliser li nga xamante ni tamit mooy ay partenaire u Ecobank ci mel ni hypermarché exclusif Sakanal Grain d'Or Fallou Kol ak ñi nga xamante ni aussi mooy Sakanal ñoom client yu Ecobank yi bi ñu fa defee seen transaction ak seen carte Ecobank am nañ droit ñu bénéficier seen ay remboursement ci nga prix yi nga xam ne moom lañ fay jëfandikoo Pape Cheikh. mu ngoog et puis du Ecobank rek la ñu àndal sobowa tamit ci weeru koor gi surtout gis ngeen ni dafa soppi ay butéelu boisson wam non seulement da ko soppi mais njëkk li dafa gën a yomb pour képp ku dëkk fii di jagle bu sobowa jagleel sénégalais yi. Cheikh ci Sobowa laay duggaale daal di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di leen wax juste que Sobowa li jëm ci gazelle dafa changer étiquette bi bu baax mais ça reste toujours boisson bi nga xamante ne xam nañ ko depuis maintenant 50 ans mu nekk boisson boo xam ne c'est 100% sénégalaise waa Sénégal ñoo ko moom ñoo ko defar pour sénégalais yi defaraat ko mu gën a taaru nag ñu koy gën a mën a partager heure ndogu yeeg heure xëdd daal di jël gazelle pomme gazelle limonade wàññi ko bu baax ba muy jar actuellement 700 francs CFA Vimto aussi bi nga xamante ne daf ñuy fàttale suñu bisaab bi ñuy naan moom it gën nañ ko taaral di ko jaayee seulement 800 francs CFA et puis tey Pape Cheikh ku woote nga jox ko suukaru koor ak yëpp man dinaa ko jox 5 pack mu yóbbaale ko ndogoo ko. incha allah yow moom jëlante nga ak waa Sobowa di ku la ci booleloo ay pack. non pack du dem li may maye rek doy na déedéet. doole leen 5 pack rek yow. ñu naan ba sotti. xaalis la ñu soxla ok xaalis la ñu soxla ayca kon ñu ngi leen di xaar suukaru koor yaa ngoogu numéro téléphone yaa ngi affiché wu ci suufu écran bi Sophie ak ñi mu àndal ñu dem ci xëddu tay bi avant ñuy recevoir invité wu quartier général monsieur le maire Aliou Sall moo nar a seq ak ñun waxtaan tey ci guddi gi ci télévision Futur Média ci quartier général bi. allez Tamaate Podor ak ñi nga àndal ñëpp ñoom la ñu lay bàyyeel bu ko defee nga toggal ñu xëdd bi tey Sophie. waaw Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñu toog ci plateau bi yëpp di nuyu mbokk yi xarit du ñu seetaan jaajëfal aussi ñi nga xamante ne ni ñooy samay partenaire ku ci mel ne waa Sénico nga xam ne ñoo ma andil beurre Jarida ak warga flécha bi nga xam ne comme ni ñu koy waxee à chaque fois loo mënti lekk rek boo ko naanee automatiquement li nga lekk dafay rees ci saa si ak waa tomate Podor ñu andil ma tomate bi nga xamante ne ni gis nga am na bu mag am na bu ndaw am na bu yema yem bi am na aussi li nga xam ne mooy sachet yi am nañu tamit li nga xam ne mooy ketchup bi nga xam ne ñoom it ñoo ko defar mu neex ba dee ma ànd ak aussi ñi nga xam ne waa Patisen ñu andil ma Joker dolli andil ma aussi Adja tuuti te saf bi nga xamante ne ni kuy togg rek moom ngay utiliser ci sa biir waañ ma ànd ak aussi ñi nga xam ne ñooy waa Sonacos ñu andil ma diwlin niinal bi aussi waa NMA ñu andil ma farine pâtissière bi nga xamante ne nii moom laay utiliser ñu andil ma vermicelle rôli macaroni rôli ak li nga xam ne mooy pasta vermicelle pasta mu xam sa ak pasta spaghetti Baye Cheikh nag comme ni ñuy defee à chaque fois andi benn plat boo xamante ne ni moo ñuy accompagner tey nag li ma andi mooy ay ailes de poulet aux champignons de Paris moom laa andi tey comme ni nga ko gisee ni nag commencé woon naa li nga xam ne mooy préparation bi déjà nii defar naa li nga xam ne mooy ginaar bi jot naa ko commencé woon muusal naa ko ba pare dama koy accompagner nag ak li nga xam ne mooy légumes sautés am naa haricot vert pomme de terre ak li nga xam ne mooy carotte fi mu ne nag mën naa ñëw commencé li nga xam ne bàyyi mooy préparation bi teg nañu suñu poêle ba taal gaz bi damay ñëw rek jël benn dosetu ndinal boo xamante ne nii damay bënn tuuti rek gis nga ni nag mu nekk benn diwlin boo xamante ne nii fii suñu réew la ñu ko bàyyee gerte la ñu ko defaree Baye Cheikh
moom boo koy utiliser doo am benn problème parce que du lakk du wayte du fuur loo ko jox rek dala koy delloo déjà nii nag su ma defee huile bi ba pare am naa fi li nga xam ne mooy soble comme ni nga ko gisee ne nag soble bi dama ko râpé soble bi def ci tuuti curry def sel ak benn dolli def ko ci li nga xam ne mooy marmite bi togg ko ba mu ñor ba am benn fond boo xamante ne nii ci kanam tuuti nag dama koy arrosé ak li nga xamante ne nii mooy poulet bi gis nga poulet bi nag fii ak muusal nañu ko ba pare def nañu tuuti huile xam naa ni comme li ñuy wax rek huile bi toujours boo koy toggee doo ko bàyyi ba mu tàng parce que diwlin bi ni muy gën di tàngee rek feebar bi di gën a yokk moo tax diwlin bi jarul muy tàng soo tegee rek noonu mën nga ñëw directement def ci aliment bi comme ça dafay ànd ak moom mu bañ a sens parce que bu sensé dafay andil ay complications ñu ñëw rek jël li nga xam ne mooy ginaar bi daal di ko ci sotti mooy aile de poulet yi la ñu choisir tey moom la ñu andi gis nga nag suñu defee nii aile de poulet yi ba pare déjà nii presque ñor na li des rek mooy ñu sàppali am naa fi li nga xamante ne ni mooy ay ku ne ginaar rek xam ne dafa xaw a sëcc boo koy togg il faut nga def ci ay wala nga def ci citron ba nga xamante ne ni dafay am goût boo koy lekk du am benn arrière goût déjà nii damay ñëw rek ma jël ay bi dama jël 3 gousses d'ail moom laa émincé ba mu sew damay ñëw rajouter ko ci li nga xam ni mooy poulet bi su ma paree am naa de l'autre côté persil am naa li nga xam ne mooy piment jaune moom tamit dama koy utiliser am naa citron damay ñëw rek dagg li nga xam ne mooy persil bi voilà gis nga nii rek dañu koy assez ba mu sew voilà moom nag touche finale bi lay doon parce que moom bu ma demee ba togg ba nga xam ne togg bi mu ngi waaj a pare ci laa koy def voilà kaani bi ñu jël moitié bi rek comme te ci weeru koor la ñu nekk foog ñu surveiller lu ñuy lekk parce que kaani bi tamit su baree ci journée bi dalay sonal moitié bi rek la ñuy def ñu daal di mélanger gis nga nag su ma defee loolu ba pare mën naa ñëw jël li nga xam ne mooy fond bi nga xam ne defar naa ko à base d'oignon ak li nga xam ne mooy curry damay ñëw sotti ko ci ginaar bi voilà gis nga nag bu ma ko ci sottee noonu ba pare damay ñëw jël rek benn moitié citron daal di ko ciy def gis nga nag bu ma defee nii ba pare damay ñëwaat rek jëlaat li nga xam ne mooy tuuti dolli daal di ko ci rajouter parce que moom tamit daf ñuy jox dafay changer li nga xam ne mooy goût togg bi comme que defoon naa benn nag damay defaat rajouter waat tuuti rek pour relever li nga xam ne mooy goût bi su ma defee loolu nag ba pare ma ñëw jël li nga xam ne mooy persil bi moom it daal di ko ciy sotti gis nga nii rek mu simple ba dee su ma ci sottee li nga xam ne mooy persil bi nag mën naa jël li nga xam ne mooy champignon de Paris bi nga xamante ni gis nga ni mën nga ko jënd ci bois ci grande surface yi ci boîte de conserve la nekk boo demee rek ne leen jaay ma champignon dinañ la ko kiiwal gis nga ni ma jël ko rek daal di koy rajouter moom ci biir gis nga nag li bu la neexee mën nga jël tuuti crème liquide daal di ko ciy def mais man dama préféré bàyyi ko nii mu nature gis nga nag bu ñu defee nii ba pare bàyyi dañuy wàññi gaz bi bàyyi ko noonu muy mijoter nank ànd ak citron bi ñu def ak champignon bi ak oignon bi curry bi yooyu yëpp ak dolli bi ma ci def bàyyi noonu rek ginaar bi du ñoraaleeg moom ànd ak épices yi ñu ci def yëpp ci kanam tuuti nag ma jël tuuti beurre jadida daal di koy def jël légumes yi nga xamante ne nii dañ ko conseillé ci weeru koor bi ñu di ko lekk parce que dafay baax ci suñu wérgu yaram jël benn poêle teg na la sauté ko ak li nga xam ne mooy ail ak persil am naa fële tamit li nga xam ne mooy pamplemousse bay seex am naa ko moom it ci kanam dama koy dagg ci digg bi jël benn moitié bi pressé ko ci li nga xamante ne mooy légumes sauté yi nga xam ne dafay am benn goût sucré salé boo xamante ne bay dafay am solo lool ñu di ko def ci weeru koor gi bay seex Ouais. On va déguster dans quelques minutes bu ca kanamee lay doon Sophie merci bu leen fàtte ni ñu ngi leen di xaar woote leen ñu jox leen seen ay suukaru koor on va enchaîner ci beneen sujet boo xamante ni ñoo ngi ko jagleel ñi nga xamante ni ñooy raxaskatu oto yi ci mbedd yi donc Dakar presque léegi foo dugg am na fu ñuy raxasee oto bi boo yàkkamtee sax nga koy xam sax oto xaw a pënd wala ngay liggéey ci wàllum oto boo dawee tuuti koñ boo jàdd di nga leen fekk léegi ñëppay ubbi raxasukaay oto et pourtant am na ñoo xam ne professionnalisé nañ ko sax def seen ay kii yu baax di raxas oto yi boo ñëwee ñu raxasal la sa oto comme il se doit nettoyer ko à fond mais ñu ci bëri dañ ciy daan seen doole ñëw ci koñ yi teg seen siwo teg seen ndox ut seen tuuti luñ koy xëbalee rek boo ñëwee ñu raxasal la taf fayeeku la lu yomb nga daal di dem
dem sa yoon voilà oto 500 wala oto 1000 francs bu dee lavage à fond la même ci buntu bureau yi sax da nga leen di gis ñoom bu ñu xëyee dañuy ñëw indaale seen matériel commencé di nettoyer ba ci ñi nga xamante ne ci tali bi sax la ñuy nekk ñoom vitre bi rek lañ lay nettoyer nañ dem déglu leen ñu xool lan la ñuy waxtaan ak sénégalais yi. laveur bi na man yaaguma ci waaw parce que ren laay soog a dugg quoi man moom kii laa nu mu tudd teur laa quoi waaw xam nga rek ren daa am nu mu demee sama côté rek waaw moo tax ma dugg ci nii xam nga jaabaale ci rek ba affaire yu wees daa am lu may lijjanti rek. dama doon ambulant 2007 laa fi ñëw de ambulant ba 2017 moo continué di raxas. laveur moom bëgg naa ci lépp bëgg naa ci xaalis bëgg naa ci dawal moom xaalis moom li ma ci dajale moom xam nga rek maanaam ñama bàyyi dëgg ba quoi jàppale leen ci genn wàll xam nga genn wàll bi des ni xam nga rek moom man ci lijjanti permis affaire yooyu quoi. man dama bëgg am permis continuer dem liggéeyi mais du sama métier man waaw loolu laa bëgg mais du sama métier. fii nii gars yi dañuy fay juute moom waaw fi moom dañuy fay juute 150 par jour waaw. juute boobu suñ sañoon loolu day doon loo xam ne lu daggale depuis 2008 wala 2018 yooyu daal ñu ngi fi booba léegi wax dëgg ñu ngi fi di suturlu daal. gars yi am na ñoo xam ne dañuy baax ñëw fay la 700 am na ñoo xam ne mën nga leen a raxasal sax ñu jox la 1000 francs mais li ëpp téeméer la ñuy fay mais bu dee yu mag yi moom yooyu 1000 francs lay doon am na yoo xam ne 1500 soo dépassé ci ni mu ñëwee rek mais oto bu ndaw sax mën na ñëw gën a tilim. mu ngoog pour la plupart nag dañuy jógee kaw ga wàcc Dakar di wut lu ñu am ba voilà du ñu xool lu ñu professionnaliser ou pas ku ci am foo ne rek di nga doon raxaskat. voilà door dàqee am ci dara. door dàqee parce que téeméer ñaar téeméer. moom moo leen di gën a na tabax kër kay. moom moo leen di gën a xëy toog seen kër loolu moo waral ñuy génn bu ñu génnee même bu ñu raxasee 2-3 autos ci journée bi daf leen di permettre ñu am benn 2000 francs bu ñu wàccaale pour te dire rek souvent comme ni nga ko waxee ci zone rurale bi la ñuy jógee dëgg la ñëw Dakar di daan seen doole mais ñoom li ñu wax mooy bu ñu amoon li leen gënal dañuy développer zone bi nga xamante ne ñoom foofu la ñu jógee su ko defee ñoom ñu am foofu liggéey boo xam ne dinañ ci mën a aider seen waa famille parce que li ñuy def yëpp tam c'est pour yóbbuwaat ko fi nga xamante ne foofu la ñu jógee donc yaakaar naa ne autorités yi dañ leen ci interpeller pour li ñuy wax décentralisation rek mun a effective ba nga xam ne jeune fu mu nekk war a mën a liggéey benn objectif rek lañ ci am ñoom Pape Cheikh dañuy wax ni ñoom bu ñuy raxasee ni ñuy dajale dañuy jënd seen dund ak fi ñuy nekk fii Dakar la ñuy fay la ñuy économiser li ñuy économiser pour juste permis de conduire après pour dem dawali taxi. exactement comme ni ñuy waxee naan marchand ambulant boo gis kii woon ci xolam doo wax barki téere maam yàlla doo wax naata billaahi doo wax naata doo wax dinaa wax yow yaa commencé nelaw bi kenn nelawul fii ñun ñëpp yeewu nañu tey ndogu bee 10 quoi wallaay parce que tey King FM la ndogo xam nga ndogo bi dafa bëri ba nga xam ni donc du coup ay nelaw ma ci am yàllaa la ko tax a wax yàllaa la ko tax a wax ba pare li nga naan ci jus dafa bëri alaaji bi ngay ñëw jus bu bëri baaxul ci koor Baye Cheikh ndogu bi moom lañ nekk di digérer nii léegi Mamadou li mu doon wax ci loolu laa bëgg a ñëw ñu bëri ñi nga xam ne ñu leen di gis ñuy raxas te ñu ci bëri c'est un tremplin mën nañ ko tuddee noonu parce que du caagi ni dañuy ñëw fii Dakar avec un seul objectif une seule ambition maanaam ñëw nekk raxaskatu oto am na ci ñoo xamante ni dafa am xaj na lu ñu bëgg mais buñ nee cëpp dañuy xool liggéey bi nga xam ne xaj na du ma ne moo gën a yomb sax mais opportunité yi présenté wu à eux moom moo bëriwul donc marge bi yaatuwul donc ñu ci bëri loolu la ñuy mën a def buñ ko defee benn période buñ demee ba ci biir dajale comme ni ko Mamadou waxee dem fay jàng dawal oto am na ñeneen ñoo xamante ne dañuy dem def leneen après dañuy nekk dara effectivement am na ñoo xam ne tam ay saisonnier lañu saisonnier mën nañ ko tuddee saisonnier maanaam benn période rek la ñuy ñëw raxas oto après bu ñu demee ba am ci dara dañuy delluwaat ci dëkk ba def leneen parce que ñi nga xamante ni exactement ci monde rural bi lañ dëkk ñoom nga xam ne mbay lañ xam ci lañ yàgg a def ñoom bu ñu amee xëy na xaalis bu bëri buy tax ñuy mën a yaatal seen i tool maanaam di ci béyee tout baax na mais bu ñu toogee foofu te amuñu ko Dakar la ñuy mën a ñëw wala Thiès centre urbain yu ngand yi am fa benn xaalis pour mën a delluwaat seen dëkk mais c'est pas une finalité pour ñu bëri
am na benn reportage tam bu ñu gisoon ñu bëri partagé woon nañ ko ci réseaux sociaux yi kooku c'était un étudiant maanaam moom je pense que Saint-Louis la bu ma juumul moom da doon jàng mais da ko doon def aussi liggéey ci wet gi exactement di raxas ay oto moom tamit xam nga fii bëri na ay étudiant wala ñiy jàng sama genre yeeg ñeneen ñoo xam ne ba ñuy jàng boo leen ne defal beneen liggéey dañuy bañ alors que voilà loolu gisuma dara lu ci dégradant liggéey la liggéey moom du moment où yaa ngi daan sa doole rek exactement defoo lu ñuy tere war nga sant yàlla dañ koy def ñun ñoo ngi nii dañoo liggéey ba toog ni li ñuy bañ fii moom la ñuy def nangu feneen dëgg la wala mais fële di plonger di raxas ay plonger xam nga fee tamit mën nga ko fa liggéey te kenn du la xàmme waaye fii da nga koy liggéey mais dara nekku ci nit lay romb naa ko fële ma ngay maq duus c'est ça en fait même xalaat regardu nit yi moo ci pour man business bu mag la de y a pas de sous métier jar na étude même pour dire la pression yooyu tamit quoi li ñu dajale à la fin de parce que oto boo tax ñu jox la téeméer Sénégal li fi nekk ci oto entreprise yi liggéey la ñoom xeebuñ ko de c'est un business florissant boo xamante ne amoon na fi jar na étude sax ñi ci nekk ñeewul ñi nekk ci bureau yi wala ay salariés mais dinañ wàcc plus de 10 000 francs par jour mais dañ ko structuré de telle sorte que dootul nekk rek comme ni ngay rombee ni benn oto rek am ku la sànni benn 500 am na ñoo xam ne moom voilà dañuy structuré seen affaire voilà am benn genre foo xamante ne oto yi fa la ñuy ñëw am seen ay nit yoo xamante ne dañ leen koy fay ils s'en sortent très bien. Aïssatou Mohamed dañ ko defaloon reportage moom ci buntu fi ñuy jaayee mburu fii ci ginnaaw foofu la doon taxaw di raxas ay oto là actuellement dafa ubbi benn affaire am bu mag et les gens vont là-bas dafay def raxas boo xamante ne daf koy approfondir raxas sa oto bu ko raxasee ba pare tu as l'impression que lu bees la et je pense que y a une certaine logique naata ci bëgg nekk chauffeur au taxi nga ñëw commencer di liggéey ci loo xamante ne ci oto la par exemple la correspondre doo xam koy taseel peut-être am na nit boo xamante ne tey am na oto mi ngi ut ko dawalal mun na la jàppale nga évoluer donc loolu tam y a une certaine logique ba pare si liggéeyu étudiants yi je pense que léegi étudiants yi dugal nañ ko ci seen manière de vivre en fait rus bi ñu doon rus avant naan ko waaw rus naa ñu romb may raxas fii wala may def lii ñu ci bëri dindi nañ ko léegi ndaxte la vie est tellement chère que les parents mënuñu ngay jàng dem ba université ñu lay prendre en charge ñun buñ voyager dañ koy def ñii dinañ garder xale ñii def hôtesse ñii dem plonge ñii liggéey ci resto yi y a pas de raison ñi def vendange bi ci gën a métti moom y a pas de raison pour que ñun bu ñu nekk au niveau du Sénégal ñu mun a jël suñu emploi du temps def ko de sorte que suñu demee jàngi wàcc ñu jël benn 5 heures wala 4 heures dem liggéey ko mun a jàppale parents parce que bourse yi tamit am na benn jigéen dafa am njabootam am jëkkëram mais dafay dem raxasi oto daf ko def métier moom kese moo nekk jigéen soo ko gisee dafay sol blouse comme yu góor yi di sol dem raxas oto yéeg si oto yi wàcc su wàccee liggéey bu makkee ba romb la doo naan da ngay wax naan xanaa du kii moo doon raxas fii nii kon en fait waa liggéey la pare tamit nekkul rek pour étudiants yi waaye tamit it's a source of income source de revenu luy njëriñ quoi luy njëriñ voilà en tout cas njëriñ ba fekkee ñun ci université bi man sama première année université Cheikh Anta Diop dama xooloon boo xam ne day dëgër trop pour ma mën ci génn surtout boo boolee bourse bi moitié bourse nga am pour nga mën a accumuler bourse bi ak li ngay lekk ak li ngay ci mais dama doon taxawal dugg ba jës foo yu fekk fa benn waaye ne ko man dama bëgg a ñëw fii liggéey mu ne ma plongé moo fi am ma ñëw ñafe ko di plongé bu ma doon jox 2500 par jour ma doon ñëw di ko bu ma doon jox teew mu teew les 2 jours la plongé 3e jour mu ne ma no au delà de toi léegi ngay ñëw ci comptabilité bi sax yow léegi di ma jàppale ci xaar parce que j'ai vu que ni sérieux nga affaire yeeg yooyu voilà ainsi de suite après ma ñëw ko balaa noonu laa def di liggéey ak moom pendant 2 ans yoo xamante ni daf ma doon jàppale bu baax a baax bu ñu xëddee ba pare raxas seen non bu ñu xeeb dara sa daf lay former bi tey est-ce que dina jik invité bi sax c'est grave est-ce que dina ko jik parce que li koy xaar ci doomu sénégalais pour waxtaan ak moom on le voit presque jamais ci émission yi est-ce que dina ko jik bon on verra de toute façon il sera avec nous dans quelques minutes merci ci reportage bi Bijou Sy ñu ngi la ciy gërëm j'aimerais très rapidement balaa ñuy jël benn appel ci quartier général bu tey bi féliciter Mati Diop mi nga xamee ni honoré na Sénégal ca festival de Cannes Aïssatou Paye Fall. Wow. Toi qui suis le festival. Cheikh, on fait comme si on y était. Voilà, on fait comme si. jet privé bi ñëwul. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma sénégalais que Mati Diop jël grand prix de festival de Cannes. Defe naa ne tey papam Oasis Diop fu mu nekk kontaan na nijaayam Djibril Diop Mambati defe naa fu mu tëdd moom it xolam sedd na ndax moom itam 73 wala 72
moom itam filmam bi di Tukki Bukki amoon na benn prix foofu la ca Cannes. tey Mati Diop voilà yéen excuse-moi yéen voilà merci Nata et donc tey Mati Diop jeudi. comprendre ko rek. lii du jóg sax Aliou Sall lii bu ci jógee mu neex rek man Aliou Sall bu nekkul président de la République prochainement ndax lii loo leen waxtu bu leen ko gëm fast track gi nga ni Nata muy mbégte bu mag pour cinéma sénégalais defe naa ne comme ni ñu ko waxee rek c'est la relève moom mooy relève au cinéma sénégalais tey Mati Diop donc Atlantique nekk benn film boo xamante ne day wax ci wàllum immigration wax ndaw ñi nga xamante ne dañu nekk ci benn quartier Thiaroye dem ba ñoom it xam naa seen xol jeex gisatuñu amuñu avenir ñoom it ñu ne dee mbaa dem rek donc problème yooyu la Atlantique film bi nga xamante ne tey primé nañ ko ci festival de Cannes di wax ñuy wax rek ne mbégte la waaye itam c'est un moyen voilà de dire que le cinéma sénégalais mi ngi ni wax autorité yi ñi ko ŋànk mbir mi ñu gën ci taxaw li mu joytu moom Mati Diop bi mu yéeg marché yi keroog jeudi 16 mai mooy ne film bi déjà daf ko def en wolof donc c'est un film franco-sénégalais acteurs yi ñu ci bëri ñoom Mame Binta Sané ak ñeneen mi nga xamante ne mooy aada ay wolof la ñu làkk donc déjà rek dafa def benn jéego pour wax ne film bi wolof la déjà nañ ko wane Sénégal nga xamante ne public bu large moo koy mun seetaan ndaxte xam nañ ne wolof joolaa yeeg séeréer yeeg yàlla def na ñëpp ñoo koy làkk mu jooytu ne daf ko metti ne film bi ñu def ko wolof te voilà du am salle de cinéma yu bëri yoo xamante ne public bi dina ko mën a jot donc c'était son cri de cœur et donc duñu yàgg ci wax ji waaye c'est un plaisir man dama kontaan jeudi 16 mai j'ai monté les marches dans ma tête et voilà voilà un grand prix du festival de Cannes bravo à Mati Diop bravo pour le cinéma sénégalais. mu ngoog dinañ ci gën a waxtaan xam naa bu bés bu ñëwee Sénégal parce qu'elle passe beaucoup de son temps en France moom Mati n'est-ce pas donc nous sommes fiers et on l'encourage on le félicite tey Sénégal ñëpp a kontaan ñun ñëpp partagé nañu li nga xam ne ni mooy affiche u grand prix boobu mu am ca festival de Cannes merci Aïssatou Paye Fall ñu jël benn appel li may njëkk a def rek mooy tànn parmi yéen ñi doon woote démb xam nga démb defe naa guddi la guddoyoon waar ngeen bëri woon ci bëggoon ñoo jot faf malheureusement ñu bëri jotuñ ñu alors parmi yéen ñu doon woote démb woowal leen ma ci quelque ma jox leen seen wàll ci addiya yi nga xam ne ni juddu na démb ci quartier général bi ñu invité Gana Messere ak ki nga xam ne ni mooy Serigne Khadim Kébé démb ñëpp a bëgg kenn du naatable taxawaayu télévision Futur Média ci ëtt bi ñu nekkoon di ëttub Cheikhul Khadim donc addiya yi démb am na ñoo xamee ni jotuñ ci am donc ñun ñoo leen di woowal suñu bopp bu ko defee ñu jox leen donc à condition que seeni numéro nekk ci numéro yi woote démb tey itam ñi woote ku dugg ñu jox ko sukkaru kooram ci quartier général bi allo. sëñ Fallou daal du delloo sama avance. déedéet il y a pas de hasard. allez amul retour. wallaay ñun moom la ñu yéene suñu ndey yi yàlla baax na ñaanal ci sëriñ Fallou rek wallaay loolu la ñu bëgg ñun nii yàlla bu mu ñu ump noo tudd. sëriñ Fallou yaakaar dina ko fay man mii moom laa yaakaar ba tuddee ko sama doom jee wallaay yàlla baax na sa yaay nu mu tudd. dégguñu la bu baax sa yaay nu mu tudd. alors c'est pas clair sur le plateau on n'entend pas trop bien mu ngi wax lu am solo réalisateur bi nee na mu bàyyi télé bi muy seetaan te dégloo ak téléphone bi yàlla baax na yàlla bis bu fi wàccee que Serigne Touba TFM dina jël premier mais yàlla baax na donc bu fekkee déggul bu baax mën na dégloo ak téléphone bi bañ a dégloo ak télé bi nañ jël beneen téléspectateur si possible 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ni mu ngi affiché wu ci suufu écran bi allo
allez nañ ñu tànnal foofu ci numéro téléphone yi comme ça ñu woowal leen suñu bopp jox leen seeni suukaru koor ah décalage waa décalage bon yàlla baax na donc nañ jël beneen téléspectateur très rapidement ñu jox ko li nga xam ne ni moo di suukaru kooram balaa nag ñuy recevoir monsieur le maire Alioune Sall waxtaanee ay ponk yu bëri yoo xamante ni soxal na Sénégalais yi parce que booba tey yéen a ngi ñu yónnee seen ay questions donc continuer leen di woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi donc on accueille tout de suite monsieur le maire Aliou Sall bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi tey ci quartier général bi QG 2019 mooy hashtag bi Twitter Instagram ba ci Snapchat ñu ngi leen di xaar merci d'être là monsieur le maire kontaan nañu ci nangul bi nga ñu nangul teewaay bi ci quartier général bi bienvenue ñu permettre ko mu installé wu en attendant ñu bàyyi leen ngeen xool publicité yi et puis juste après on se retrouve pour quartier général premier talk show fii ci Sénégal. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen def seetu Sénégal TFM